doomu aadama la yàlla gën a fonk te kat yàllaa ñu sàkk de wàcce ñu fi mu ñu war a wàcce boole ñu ci xeetu Seydina Muhammad waaw ñun lu tax ñuy xiiroo ak a ŋaayoo xool Papa Cheikh wala nga xool Salam Diallo wala nga xool Boubacar ne tey nga dee te kat loolu yépp xamoo sax nag lu tax nga koy def bu la ko buuba laajoon doog ko wax gi nga Pape dañ toll ci réew moo xam ni pays teraanga ba sax lañu war a soppi tuddee ko réewum juboo nañuy demlante di waxante yu baax te jël c'est normal ak xam nga lan bu kenn yàqal kenn Papa Cheikh jóg na ak kaasu soowam bu ko yàqal bàyyil mu def ci suukar bu la ci mënee sottil kook sottil la ci kook bu la ko ci sottilul boo amee njogi soow demal jëndi te def ci suukar te ñu jàppante nag àndandoo ndeysaan sunu maam yu baax yi sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh Mali ci yooyu rek la daan wax def ni jàppalante tàppe xol yi mu doon benn gi nga Jimi Mbay màkk day fa la Seydina Muhammad tëdd boo demee nit ñëpp benn yoon bi rek la ñuy jël ñëpp àndandoo daal di armalu léegi waaw yow Salam yow nga ni dëgg a gëm yàlla mi ñu sàkk waa lan la yàlla wax jàppalante leen demlante leen lu ma def kii nangu ko yow nga ni doo ko def ndax gëm nga te naan da ngay julli ah déedéet nga ni yow da ngay julli l'islam nga gëm ab jullit nga gëm nga yàlla yàlla na waaw nga ni déet fan nga ko teg voilà mais loolu lan la dama bëgg a laaj lan la gis nga ku yebuy def yu baax lii ñuy wax ci Habib Faye yëpp ñëpp di ko waxandoo parce que loolu la wane woon bu wane woon safaan wa doo am sax fitu waxal ko lii ñu koy waxal parce que am na ñu lay déglu nag di la seetaan voilà bu boobaa dina ne naa fekk ga yaa ngi dégg nit ñi dofuñu kon ku yebuy def lu baax te di ko wax yaa ngi dégg et ci réew moomu la ñu toll bu ko deful nag sa affaire la wallaahi yaa ngi dégg et dañ koy jaale suñu président de la république ku bëgg musique la ñëpp la xam artistes yëpp jaale ko tamit Souleymane Ndéné bassiste la dégg naa daf leen daan dajale ñoom ñëpp ñuy joué tu vois ak Tafa Kébé. Tafa Kébé. ñooñu non rien à voir avec la musique mais bëgg Habib Faye moo tax ñu dem. ñu bëgg musique waaw. toog seen kër yi pour basse. gis nga loolu donc moom mooy li may wax nii donc lu waay di jàng na mokk. parce que di nga influencer benn xale boo xam ne leneen la bëggoon def. gis la ngay def li ngay def mu sopp la ci ba topp la ci ba koy def. voilà yaa ngi dégg waaye nag na mokk. dama mës di watu ci benn salon ku ñuy wax Falku xam naa ni sax dina ne ah man mi may jéey defoon naa fàtte na ma may watu benn xale dugg si mi ngi toog di wax rek ci musique ne bassiste la naan non mais li may joué temps yi kenn xamul lan la mi ngi koy wax morom mi de kooku ne ko ah mu naan ko baas li ma ciy def amul fenn kenn dugal ci def ma watu ba pare ne ko na nga def mu ne maa ngi fi rek ma ne ko yow da ngay jouer baas mu ne ma waaw ma ne ko xam nga ma mu ne ma waaw ma ne ko def na ñaata temps ngay jouer baas mu ne ma matul at ma ne ko xam nga lu ma lay yëgal du ma sa moroom bàyyi leen yabaate demal nga seetu ku ñuy wax Habib Faye barke Seydina Mohamed nga ñëw ne ko Mbaye Dieye Faye moo ma booleeg yow ndax dama wax lii ci baas mu gàgganti ma ne ma naa la seet si pour nga jàngal ma baas mu ne ma dinaa ko def ma ne ko boo ko defee xam naa ni mi ngi may dégg loolu léegi mu def 20 ans ci ren tu vois donc may wax ni Pape
li buuba wax sànq dëgg la de. li mu liggéey. jàng ko. ci métier mi. ne. xaw ma ndax nit dina ko def waaye balaa ko nit suul dinga ko. mais Mbaye loolu laa bëggoon wax. parce que aussi même bu doon tarfatal ay nii am na lu ñuy représenter un peu ci musique bi fii. et xam nga boo nekkee musicien amaana sax am na yenn kàddu yoo xam ne doo ko mën a génne jëmale ko ci sa ay morom musicien. mais ñun ñi nga xam ne on est les producteurs. dañuy woo musicien fay ko ne ko defal ñu lii. mu defal ñu bu ñu defal lu baax ñu ne lii baax. ngeen dem ci keneen. il y a quand même je pense que Habib bii dem. metti na mais il faut ñu taxaw def ci jàngat def ci seetlu dafa am benn déficit de talent de niveau Sénégal de niveau man damay produire musique lu bëri boo leen seetloo damay jëli nit ba étranger indi ko fii mu nekk fi changer musique bi dama koy def de depuis ca temps wu mag falaw ba léegi yàgg na de pourquoi parce que y a un déficit de niveau te loolu dañ ci war a taxaw exception yu mel nii bu amee fu mu nekk nii il faut que lépp lu nga xam ne nit parce que bu ñuy wax ay Sénégal émergent ay pays buy développé wu fépp léppay war a développé wu te musique bi aujourd'hui on est en 2018 Grand Jules wax na lu am solo keroog sànq ce n'est plus sax li nga mën a jouer voilà exactement solo c'est pas ça c'est l'esprit te loolu esprit dañ koy jàng c'est important donc il faut ñu ñaax ñi nga xam ne man de du ma musicien mais am naa ab nopp bu baax problème la c'est un grand problème na gaa yi dem jàngi bu ñu bëggee vraiment rivaliser ak waxuma sax européens yi mais ak yeneen africains yi parce que gars yi ñuy raw affaire bi dafa laaj njàng ñu rendre ko formel voilà il faut rendre formel accompagner leen mais formaliser dëgg la taxaw seetlu bi daal moom mooy que le niveau est du musicien dafa am ñoo xam ne dañ fi jaar kañ nga gëj a dégg ñuy wax imaginez Adama Faye kañ na commencé Adama Ndiaye yaa ñu watal suñu waaj boobu man ak jot naa sax Bob Sène mais pourquoi ñooñu ñuy wax seen tur ba tey mais parce que ñooñu xam nga ay 14 heures d'atelier la ñuy def par jour bah oui mais fii Sénégal ngay gis benn musicien boo xam ne bu intégré et je pèse mes mots parce que damay yóbbu musiciens yi tourné damay dund ak ñoom damay nekk ak ñoom musiciens yi bu ñu laalee seen instrument rek ci kaw seen bi la buuba di nga nekk ak nit tourné 2 ans billaay wallaay taalaay bu concert bi pare il a même la flemme mooy daanaka tayal na jël instrument bi dugal ko ci kii bi uus bi tëj ko musicien bu la romb uus ba xottee ko tax soos non nañ waxante dëgg c'est parce que un instrument boo dee musicien tu as ta femme tu as ton instrument donc te loolu arme de guerre voilà loolu seetlu la te loolu gànnaay des koy fonk te loolu dafa bokk si li nga xam ne aussi ñun ñi nga xam ne dañu nekk si musique bi di ci wax am quand même fitu wax dëgg c'est que Boubacar yow da nga ko teg rek ci musique voilà du ci musique rek domaine yëpp la domaine yëpp la xam nga fan lañ toll suñu réew mi nanu bàyyi doflu domaine yëpp la léegi xam ne lii la nga ni du lii gis nga da nekk ci réew moo xam ne kersa moo ñuy rey xamoo dara demal jàngi ko muy dëgg mbay muy dëgg de xamoo dara demal jàngi ko xamoo dara ma lay raay te naan la waaw dina baax day tax nga saxi dunqal di naaw yaa ngi dégg baax li ma la métier moom mooy li may wax rek métier day moom dafa am sax ci làmb ji am ci football bi ku ñuy wax Cristiano Ronaldo mën na football wala mënul football. mais mbay day liggéey. ba léegi mi ngi jàng Chris bu demee ba fay nit pour mu koy jàngal yenn déplacement yi ci laser. africain moo gaaw a doyal. Babacar li nga wax nii. ci ay début Habib Faye avant yéen ngeen koy xam. Habib daf doon nekk seen néeg ma ni Lamine sa booy bi day jaxase rek tellement que dafa jouer basse mel ni kuy jouer guitare solo man ko ki li muy def mu ni ma benn. bassiste bu ñuy wax Jaco Pastorius moom lay relever day toog ci kaw ampli bi
di ko relever mu yërndu ko. loxo yi gaaw. gis nga avant muy nekk Super Étoile parce que maa ngi rappelé Youssou Ndour bis bi muy njëkk a bëgg yóbbu Habib. tourné war a am décision parentale defe naa ñëw ci papaam Ibou Faye. ah ouais jour boobu maa ngi woon ci kër gi. ndeysaan. Youssou ñëw pour ñu bindal Habib pour mu tukki ndax il n'avait pas l'âge de voyager. Habib di relever dem bay relever Super Jamono. Super Jamono di tëgg stade Demba Diop. Bob Sène mi nga xam ne moo doon bassiste ba tardé bi mu tardé. Habib Faye du jouer ak Youssou Ndour Habib nekk fa di xaar pour Super Jamono wàcc ñoom ñu yéeg ñu ne kon Habib yéegal parce que heure bi jot na nga jouer à la place de Bob Sène ba mu ñëwee ci bunt ba dafa maay Bob Sène ñu ne ko Bob Sène ma nga ca kaw scène ba di jouer Habib moo dugg morceau ba pour te dire que li ngay wax dafa am solo liggéey dafa am solo et puis bi Touré Kunda di tëgg Demba Diop et que Bob Sène ñëwul woon gis nga Pape Cheikh on nous a raconté histoire boobu noonu ci la nekk xale éblouir ñi nekkoon ci stade bi yëpp à l'époque musique dafa mel ni njàngum mathématique amul tricher. je pense que lii day nekk beneen débat. waaw amul à peu près ci man li ma gis ci musique xam mooy lan. actuellement comme li Mbaye wax. teel a nekk star dafa yomb fii nekk star dafa yomb. jamono ji waaw fi ñu toll nii. te ci instrumentiste yi ci chanteur yi. ci domaine yëpp. waaw da ngay toog ba ci ak gis benn boy bu jóge fee Bouba Ndour may ko benn guitare sèche. waxuma sax acoustique sèche. mu guitariste mu téye deux mois. moom pour moom maa dàq joué Tafa Gueye maa dàq joué Djim Mbaye maa dàq joué Massamba. domaine yëpp la léegi domaine yëpp la léegi. perfection man li may wax sànq dama wax benn wax boo xam ni il faut ñu gëstu ko. c'est-à-dire Habib Faye depuis le temps bi muy joué ak li mu fi def est-ce que les jeunes musiciens ils ont vu amoon nañu kii. exactement kii dem uti lomb. paresse ak bañ a jàng. parce que le talent seul ne suffit plus déjà. te il faut nga am talent ba pare boobu. boo seetloo ñi mu gën a inspiré dëggantaan. ñi nga xam ne parce que damay am benn anecdote parce que Samba Lawbe. Ndiaye un grand bassiste. jabaram dafa génn àdduna. ndeysaan accident bu metti ndeysaan. yal na ko yàlla daaw géej ci voilà chose comme ñu ça. dem ma dem di ko jaale ji ma dajeek Habib Faye. xam nga sa jabar bu génn àdduna diis na. mais li muy metti yëpp. waxul de mais bi Habib toogee dafa jël micro bi tourné jàkkaarloog moom. ne ko lu ma def tey yow yaa tax mu ne ko dama mus a yaa tax ma rêvé mais bi may rêvé dama ne pour ma mën a egg niveau te xam naa ne du ma egg sa niveau mukk bi may commencé musique yow yaa tax ma rêvé yaa tax ma dem France nekk misaal ñafe ba aujourd'hui quoi qu'on puisse dire bu jëlee basse bi lonkoo ko nga xam ni c'est un bon bassiste parce que nit bi mën na la neex mais il faut que nit bi inspiré la te pour bu nit bi inspiré la il faut nga nangu jaar fi mu war a jaar loolu dafa am solo. mais Bouba c'est bien que nga insiste ne le problématique fi ñu nekk nii. mooy nit ñi dag bëgg ñu jàng. bëgg nañ def musique dinaa ne nous avons le métier le plus démocratique et le plus accessible des métiers. ñi day yow sax waajaajaay ki ñu kii mais c'est une œuvre. bu ko yóbbu gars yi da nga koy accepter BCA. mais quelle est sa valeur artistique. man je te dis que pour te dire j'ai eu à enseigner 5 ans au conservatoire. damay ñëw am ay 8 10 élèves. mais da ngay jekk élèves dañuy raar di raar ba xam ni ay 2 wala benn élève. kenn dootul ñëw finalement maanaam ñëpp après dugg nañ ci orchestre yi maanaam facilité boobu. maanaam ils ont peur même de la connaissance artistique. parce que musique aussi c'est pas facile li nga xam ne c'est mathématique. c'est très mathématique. bu croche double croche quadruple croche triole yooyu yëpp dafa doon yoo xam ni. da nga ko war a jàng ba pare nag fu ñu ko teg nga xam ko. da ngay gis waykat boo xam ne day xamul gaam bi fan la. nga ne ko defal tierce bi xamul nu muy defee tierce. dëgg la. ngay musicien boo xam ne waykat. wala musicien nga ne ko bon par exemple affaire bi cycle bi jeexul mun non maa ngi ci cycle bi pour moom temps mooy cycle. mooy cycle comprendre nga ne ko non mesure bi jeexul. xamul ni mesure décompte la. pour te dire que donc man je pense que il faut que ñu gën a insister sur l'éducation artistique. tant que defuñu loolu. facilité maanaam dëkk bi léegi lépp duñ ko bëgg a jël. muy politique ak muy musique ak. lépp muy enseignement lépp duñ ko war a facilité domaine yëpp la te bu ñu bëggee développer il faut qu'on soit sérieux et qu'on soit rigoureux par rapport fu ñu bëggee jar na prise de conscience pour dëggal li ngay wax itam sànq ci Habib ak ni mu bëggee woon làmb ji Alaaji Ngagne Diagne mu ngi koy confirmer nee na Habib dafa bëggoon làmb amateur la woon souvent
souvent daan na ñëw stade toujours day toog ci wetu Alaaji Ngagne Diagne ak El Hadj Mbaye Garmi donc loolu message la bu jógee ci Mao Cissé jógee ci Alaaji Ngagne Diagne ñu ngi ñëw léegi won leen li ñuy digge sànq Athènes la xewee woon won leen itam message u Patrick Bruel ak Seydou Kalidou mais ñu ngi may wax ni am na keneen ku nekk ci téléphone bi Khadim Dia promoteur la mooy yore vous et nous moom tamit digganteem ak Habib kenn dootu ko natable bokk na ci ñi nga xam ne ni ci subaak léegi ñu ngi bëgg jébbal seen CD ci télévision Futur Média Khadim ñu ngi lay nuyu Sénégal ñàkk na comme li ma wax ñëpp yow it ñàkk nga. waaw Pape maa ngi lay fay di nuyu ñëpp di nuyu grand yi nga xamante ne ñoom ñoo toog foofu. di ko ma tàmbalee ci sama maam bi ngay toon Jimmy. di nuyu ki nga xamante ne mooy grand Mbaye ak Salam grand Jules. Bouba vraiment di la nuyu yow. di naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale Sénégal yëpp di jaale Super Étoile di jaale vraiment képp ku nekk ci ahlu musique vraiment tey xam naa ne ku gis plateau bi sa yaram dina daw parce que ñi ngay gis ñëpp c'est des gens qui ont eu à cheminer avec Habib tey jii ku leen xool rek di nga xam ne tey jii am na loo xamante ne yëg nañ ko li nekk ci seen xol rek mooy génn te bon yow mi nga xam ne yaay toog di woote parce que man mosuma woote ci télé mais ressenti boobu laay am moo tax ma ne vraiment mënuma bañ a témoigner mais sama témoignage aussi dama koy axé surtout ci en tant que habitant de la Sicap Rydis wala ku màggee Sicap Rydis ku yaroo Sicap Rydis ñun Sicap lañ juddoo fa lañ màggee fa lañ yaroo bëgg musique ndax ku mel ni Habib ku mel ni Ibou Cissé nga xamante ne suñu toppee Super Étoile wala ñu topp ba ci Lemzo Jamono kër googu moo tax ak kër Ibou Cissé tey jii valeur yi nga xamante ne ñun en tant que xale nga xamante ne ñu ngi dégg léegi ñu ne 84 la commencé ànd ak Youssou ñun jamono jooju presque la ñuy juddu kon mun naa wax ne loolu yàgg na mais valeur yi nga xamante ne moom moo nekkoon ci moom muy le sens du respect professionnalisme ak fulla moom la ñu doon jàngal. tey jii képp kuy dugg ci dara je prends un exemple ku mel ni Bouba Kirikou wala keneen ak keneen kuy dugg ci dara Habib lu mu lay njëkk a wax mooy booy na nga fexe ba li nga xam ne moom ngay dugg bu ci def lu ñu lay yabe wala bu ci def loo xamante ne dañ la ci ñagee kon loolu la ñu doon yabe moom je pense que ni tey jii ñun ñëpp en tant que habitant de la Sicap Rydis am nañ loo xamante ne metti nañu am nañ loo xamante ne tey tiis la ak naqar bu daal si suñu kaw ak mu dalee ci monde art bi yëpp ci Sénégal yëpp di ko jàll vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog foofu noonu yëpp comme ñuy wax tey ku leen gis ñoom ñëpp sa yaram dina daw ndax ku mel ni Habib vraiment jàpp nañ ne pour mu amaat Sénégal dina jafe trop kon ñu ngi leen sant surtout yéen waa TFM ci li ñuy jàngalaat li ngeen jàngalaat Sénégal yëpp ci Habib li nga xamante ne jot na ko def fii ci Sénégal di ko bàyyee rek ki nga xamante ni tam mooy yaakaaram comme ni ko Salam wax sànq muy sëñ Saliou ndax am na loo xamante ne fekk nañ ko ci xam nañ ko ci pas-pas bu mu amoon ci moom quoi vraiment ñu ngi koy jaal ñëpp surtout di ko jaal vraiment ki nga xamante ne moom mooy soxnaam Oumou nga xamante ni sama promotionnaire la moom tamit di ko jaal tam grand Aziz Fall di ko jaal képp ku dëkk Sicap Rydis vraiment parce que ñun ñëpp tey am nañ lu ñu naqari. di leen remercier vraiment encore une fois. vraiment loolu laa bëggoon témoigner. merci Khadim ñu ngi lay gërëm bu baax. non seulement yaa ak Habib da ngeen bokkoon koñ mais en même temps nga nekk promoteur de spectacle ñu ngi lay gërëm ci témoignage bi c'est vrai wax na ko léegi ñii bëgg nañoo ñëw ñii bëgg nañoo jot télévision Futur Média ci téléphone bi ndax Habib daf ko jar nit ki moo toll noonu ma fàttaliwaat leen moo tax ci subaak léegi ñu soppi programme bi jagleel ko moom mi nga xam ne ni ku ne fa nga féete ñi ko xam ak ñi ko xamul célébrité wala anonyme ku ci nekk yaa ngi def sa témoignage boo duggee ci Facebook bi par exemple ñi xamul Habib sax ñoo ëpp ci di témoigner ay témoignages yu am solo loolu nag ñu ngi koy rafetlu fàttaliwaat leen ni levée du corps bi suba la ci suba incha allah à 10h dina tombé ak 8h jot fii Sénégal ndax
Paris la nuy amalee levée du corps bi ci clinique bu nekk Estrée ba noppi jeudi 26 avril boobule dinañu ko jullee fi nga xamee ni moo di jàkka bu Argenteuil fi nga xamee ni fa la génnee àddina et puis corps bi dina yegg si Sénégal incha allah ci volu Air France vendredi ci guddi ñu koy jàll encore Sénégal di ko jàll Super Étoile ñoom Kamou Seck ñoom Saint-Louis Mané ku lim Dioum waaye képp koo xam ni àndoon nga ak moom defe naa tey am nga lu la naqari ndax Habib sénégalais yee ko moomoon waaye sénégalais yi nag dañu ko bokkoon ak ay kilifa yoo xamee ni ay icône la ñu mës a nekk ci musique ci scène internationale bokk na ci Patrick Bruel bokk na ci Seydou Kalidou ak ñeneen ak ñeneen dama bëgg ñu xool d'abord ay explications yoo xamante ni mu ngi jógee ci kii di Patrick Bruel ak Seydou Kalidou moomu et puis on se retrouve juste après. Bonsoir, très touché par la disparition d'Habib Faye, avec qui on avait travaillé il y a quelques années sur l'album de Kumba Gawlo. C'est Youssou N'Dour qui me l'avait présenté, et avec David François Moreau et Habib et Saïdou, nous avions produit cet album, Yomalé, pour Kumba. Grand musicien, grand bassiste, grand producteur, grand réalisateur. Voilà, la musique perd un grand monsieur. Et tant humainement qu'artistiquement, ça a été vraiment une très très belle rencontre. Voilà, toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis et à tous les amoureux de musique, d'ici jusqu'à Dakar. Rest in peace. Salut l'ami. Asalaamaaleykum, xanaa di jaale Habib waa Sénégal, di ko jaale njabootam bi yëpp, di ko jaale waa Super Étoile tamit, vraiment. Ndax vraiment c'est une très très grande perte pour la musique, vraiment. Musique ñàkk na kàngam, vraiment. Et Habib tamit en plus référence la woon vraiment pour musicien yëpp Habib vraiment ñëpp ko bëggoon, képp kuy musicien vraiment Habib sa référence la quoi. Xanaa liñ mën def rek mooy ni que ñaanal ko fi mu jëm gënal ko fi mu jógee. Voilà, yàlla na ko Seydina Mohamed teeru jërëjëf. Salaamaaleykum tey nag ñu am naqar muy sunu papa sunu nijaay tonton Habib Faye mu wàññeeku ci ñun di ko jaale monde musique di ko jaale sunu papa sunu di ko jaale adduna bi yëpp parce que tonton Habib ku baax la woon man Mbacke moo taxoon ma xam ko Mbacke moo ko présenté ma koy jaale Mbacke di jaale doomam Papis di ko jaale daal képp ku nga xam ne mës na taxaw sa seen joué di ko jaale àdduna bi yëpp di waxoon ku baax yal na ko yàlla xaare àjjana te yéexi na di ko jaale Papa Mbaye Gueye Faye di ko jaale waa Super Étoile yëpp waaw. tey Habib Faye la suba ñun lay doon lu mat a bàyyi xel la yàlla na ko fi mu jëm gënal fii mu jógee man di li may wax ci moom mooy bi ma nekkee ci musique avant may nekk ci musique ma judd ba tey lenn laa ko xamal mooy il a toujours été calme il a toujours été effacé musuma ko dégg ci lenn lu dul taxaw na bande bi taxaw mu musique pare effacé wu dem yoonam koo xamante salaamaaleykum Sénégal yëpp maa leen di nuyu di leen masawu xam nga si ci ki génn àdduna muy Habib Faye mu nekkoon nit koo xamante ni nag franchement ku kii la woon ku lewat la woon si jikko franchement man de si li ma xam si moom xale laa nag ndaw naa si du ma ni xale sax mais bon en tout cas même bu ñu bokkee génération moom si jiitu si milieu bi et en plus jot nañu am ay rapports yu vraiment yu direct waaye ci à 2-3 reprises sax bi may mujj nekk France woon na ma téléphone sax di ma demander benn kii si par rapport ak yenn papier yu mu soxloon foofu et personnellement aussi xam nga
soxnaam si mujj nekkal man ma danaan bu amee bagage am yenn saa yi tabaski te mu woo ma ñëw wut si affaire yooyu poleel et donc maa ngi nuyu ñëpp ba pare di leen ko jaale Sénégal yëpp ba pare di aussi di jaale monde musique bi yëpp pare ci Sénégalais yëpp yi ko xam ci àdduna ak le monde extérieur de la musique. Je pense que ku manqué la ci musique bi koo xamante ni ñëpp référence la woon si ñoom donc du ma def lu dul jaale ko àdduna ba pare di masawu coono njabootam famille am ay doomam di ñaan yàlla xare ko àjjana ak mboolem jullit ci barke Yonent bi ba pare aussi di invité à ce que xam nga ñun artistes yëpp ñu gën a di bàyyante xel bu kenn génne àdduna ñuy ñaanalan ko di bàyyi xel di ko. jaajëf grand repose en paix. waaw tiis bi metti na torop Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp waaye ñu ngi koy jaale képp koo xamante ne nii rek yëg nga ko rawatina nag artiste Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn ñu àndandoo ñaanal ko seede yi ci moom bari na rafet na macha allah am nañ ci moom yaakaar tonton Habib nekkoon koo xamante ne nit ku baax ku spécial ku disponible ku digne moom sama papa la woon Sénégal xam nañ ko bu baax a baax xam ak moom bu baax a baax di ko jaale surtout waa Super Étoile di ko jaale Youssou Ndour mi nga xamante ne nii dignitéem la ko nawee woon ak fullaam ak faydaam ak farloom kon ñu ngi ko koy jaale di ko jaale waa Super Étoile yëpp bàyyiwuñu kenn Sénégal ñu àndandoo rek am nañ ci moom yaakaar mais ñu àndandoo ñaanal ko bu baax a baax a baax Serigne Saliou mi nga xamante ne moom la yaakaar mu teeru ko ca Firdawsi ci barki Serigne Saliou jërëjëf. salaamaaleykum mbokki Sénégal man la Yoro Ndiaye maa ngi ñëw nag à travers cette vidéo di bokk ak Sénégal gi yëpp tiis wi dal suñu kaw rawatina monde musique bi di jaal famille Faye suñu grand Habib Faye di ko jaal ay frère am ay sœuram sympathisants yeeg am di jàmm yëpp rawatina waa Super Étoile grand Youssou ñu ngi leen koy jaal Habib nag nekkoon nit koo xamante ne bi kenn nattablewul dayoom ci monde musique jéggi na sax frontières yi quoi mu liggéey fi liggéey boo xam ne nag dootul fay nekk une grande perte pour xale yi nga xamante ne bi yàgg nañ taataan ci ay œuvre am yàgg nañ ci jàng à commencer par man mii nga xamante ne bi plusieurs fois jël na tànkam fii xeebuma ñëw sama kër parfois jël guitaram ñuy jouer ensemble xam nga mu may woon ay affaire parce que sama dëkkandoo la woon fii Nord Foire sorante wuñu woon donc ma amoon sax mébétu def ak moom dara ba waxoon ko wax dëgg yàlla mais mujjul antu ndax lii la yàlla nam donc dañ koy rek jaale Sénégal gi yëpp di ko ñaanal fu mu jëm gënal ko fii yëpp mu rëcc lu mu doon ñëwee ci àdduna donc vraiment wax ji moom day jafe sax waaye dañuy jéem rek témoigner parce que nit ku baax la woon ku yaatu la woon ku général woon ku daan séddoo ak naataangoom yi ñëpp xam nañ ko man maa gën a tuuti ci ñi nga xamante ne bi loolu seede nañ ko donc. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Afrique salaamaaleykum àdduna bi yëpp man nga Gorgui Ndiaye tey nag dañoo bés bu tiis boo xam ne dafa daal suñu kaw muy sunu mag Habib Faye moo fi jógee nekkoon mag joo xamante ni ko amul yërmande la ci ñun ñëpp koo xamante ni artiste yëpp la respecté woon donc tey moom tiis bi ëpp na mais nag yàlla moom bu soxlaa rek jaam ñàkk te man moo ma inscrit SODAV dama Gorgui Ndiaye dama lay inscrit duma laaj sa benn avis voilà donc nag vraiment tey artiste yëpp a ñàkk Sénégal yëpp a ñàkk mais nag di ko jaale suñu mag Youssou Ndour ak waa Super Étoile yëpp parce que tey jii moom moo ñàkk donc nag yàlla na ko yàlla xaar ci bàmmeelam te xare ko aljana ci barke Seydina Mohamed. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un man de Seydou Kalidou laa tudd dégg naa xibaar bi tey Youssou moo ko yëgal wàññeeku Habib Faye nag ku xam liggéeyam la te xarañ man maa ngi ko xamee bi ñu tàmbalee produire albumu Coumba Gawlo bu tudd Yomale Youssou la woon ak Patrick Bruel ak man ci njalbeen ba ñoo toogoon organiser projet albumu Coumba Gawlo bi donc Youssou fa la ñu yebalee Habib pour mu ñëw jàppale ñu
réaliser ñu album boobu noonu def na ci 4 titres wala 5 titres waaw am na ci def naa ne benn titre moo dugg ci album bi waaye yeneen yi mu jëwuñ koon ci dugal waaw liñ ci mën a témoigner rek mooy ku baax la xam liggéeyam vraiment au niveau humain c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une grosse perte pour le Sénégal. Patrick Bruel yónnee na benn témoignage am moom it ndaxte xamoon na ko wax dëgg yàlla garder woon nañu une super bonne amitié toog continuer nañu relation bi même au-delà de l'album waaw ñu ngi koy jaale Sénégal di ko jaale Youssou parce que Youssou moom xam naa ne nekk moo ko tette woon ci musique bi moom bi mu tàmbalee dégg naa nag li gars yi wax vraiment lu rafet ñëpp témoigner nañu macha allah man it mënu ma woon bañ a témoigner ndaxte moom bokkoon na ci album bi am succès bi tax Coumba Gawlo ñu lancé ko bi nga xam ne Mag Buré la woon ak Youssou moom bokkoon na ci réalisation bi donc garde naa souvenir bu naaj ci moom voilà ñu maa ngi koy jaale ñëpp voilà masalaam. wala doomu aadama suma sañoon bi ma nekkee Amérique dañ ma laaj sa CD yëpp ma joxe ko mais bi ñu ñëwee ci album bi Borom Taïf la tudd bi ñu ko tegee waa Chanaki ñoo ko jëkk a apprécier fekk ma Paris fekk ma Amérique ñu jox ma $15,000. nga xam ne Habib moo ko composé. moo composé lépp musique bi yëpp moom laa la wax ni plus 30 laa ko doon defee mu doon jógee dañ daan nekkoon ci tournée mu daan jóge ci tournée bi di ñëw di ma fekk ci Paris di ko def loolu moom moo tax ma am maison disque bi ma jógee ak waa Chanaki ma amaat beneen maison disque bu tudd Fimo Factory mu nekk Hollande boobu tam ay jigéen rek noo ci nekk def ñaa ngi ñun tourné partout dans le monde album boobu moo tax ma am maison de disque bu fekk billaahi wallahi watalaay te muy dëgg tam te album boobu fois rek la ko defee lu woon xaalis bu ma am pour di ko fay wala dara des fois sax day génne xaalisam ci poosam fay musicien kon kooku man deseelu ma dara. Est-ce que mën nga ñu ko résumer ci nasaraan pour nous dire rek par rapport à. ma sa ñàkk koo xam ni xaw ma lan laay expliquer j'ai perdu daal j'ai perdu un grand homme. Fana Super Étoile perte nañu de naam dëkk la dama koy topp su ma ñëwee ci Youssou Ndour su ma waxee wax ba sonn mu ne yow Habib Faye rek nga bëgg su ma ñëwee ci Habib Faye ndax bëgg rek ñu nekk benn man ko rejoindre Super Étoile Habib mu ne ko mënoo ñàkk ci musique Youssou Ndour mënoo ñàkk ci sa musique ci Youssou Ndour wax na ko tey nee na genn wàllu Super Étoile moo dem kon yàlla jox na ma raison su ma ñëwee ci Youssou Ndour ni ko jubóol ak Habib Faye mun ma yow Habib Faye rek nga bëgg ma ñëwee ci Habib Faye ni ko jubóol ak Youssou Ndour mun ma yow Youssou Ndour rek nga bëgg ay xam naa ne daal lan la mu wax mu ni ma seul ñi nga xam ne dañoo am mauvaise foi ñoo kontaanu ci jubóo gi ma jubóo ak Youssou Ndour waaye ñu am bonne foi ñëpp kontaan pour ko dire kon nit ku nitu jàmm la Sénégal a perdu balaa ñoo xam nit wala ñu koy waxal dara dañu fekk xaar ba mu dee baax na bu yàgg na góor bu bëggee ay jabaram bëgg ay doomam gëm yàlla bëgg Sëriñ Tuubaa di julli loolu laa xam ci moom ndax mu amoon yeneen jikko yi dama ko fréquenté. yàlla yaa di buur ma sant la te gërëm la ci dogal ku dul yow de mënoo ku dul yow daal sañoo ko alhamdulilah ma sant la
mbokk yi mu ngoog Habib Faye la ñuy waxtaanee ca suba ba tey ci télévision Futurs Médias ay témoignages yoo xam ne ni jot nañu ko yónnee ca des itam ñu jël ko tegal leen ko ku ci nekk wax ci digganteem ak Habib ñu ko xamoon ak ñu ko xamut ñu ko jege woon ak ñi ko jege génie la woon waaw moo tax mu doon perte pour Sénégal moom Habib Faye alors gis nañu ci ñu bëri entre autres Patrick Bruel Seydou Kalidou ak ñeneen ñoo xamante ni jot nañu def seeni réaction jëm ci ki nga xam ne ni moom la Sénégal ñàkk tey Manel Diop nga fekk suñu sànq rek bi ñuy commencé émission bi ñu ngi lay tudd xalaatuñu woon sax ni di nga ñu fekk si yow nga miinoon Habib ci début ci Super Étoile ak yenn ànd yoo xamante ni jot ngeen ko ànd ci wàllu musique. waaw asalaamaaleykum Pape maa ngi lay nuyu di nuyu Boubacar Ndour di nuyu Souleymane di nuyu grand Jimi Mbaye di nuyu grand Mbégué Faye waaw man mën naa wax ci Habib lu bari ndax je pense que Habib man maa ko jiitoo Super Étoile 2 ans bi mu ñëw 84 fa la ma fekk te man maa fi gën a nekk boy comme la ñu magante woon bariwul lu bari dañ ko daan partagé man moom ak Boubacar ndax je me rappelle bien que Habib avant muy intégré Youssou Ndour da daan jàng école booba jamono yi comme Youssou dafa mës a nekk ku xam dafa général jamono yooyu sax am na loo xam ne bu waxu ko wala ngeen wax ko temps yooyu la fi Salif Keita ñëw Youssou logé ko fële HLM jox ko tous les dimanches muy tëgg au cosaan temps yooyu fa la formation bi nekkoon boobu y avait Adama Faye Daouda Gassama ak Moustapha mi ma doon tëgg batterie ak beneen woykat bu daan Ndioufa vraiment man foofu laa ko njëkk a xamee boobu avant muy intégré Youssou Ndour mu nekkoon waaju baax waaju rafet xol vraiment waaju généreux Habib foo ko fekk da daan retaan nekk nag koo xam ne si ni je pense que maa ngi koy wax léegi ak grand yi koo xam ne si ni peut-être su fi amati ay siècle lay doon parce que vraiment dafa amoon don vraiment ma kotuwaaye ko bu baax a baax dañ ànd ak moom ay tournée mu nekkoon nit ku baax a baax ma di ko jaale nag Sénégal di ko jaale adduna bi parce que Habibu adduna bi la di ñaan nag adduna nii la rek waaw parce que demal maa ngi ñëw la di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ci barke Sëñ Saliou Mbacke bi mu yaakaar Habib nag mën naa wax ci moom lu bari je me rappelle parce que bi mu ñëw ci Youssou Ndour il avait 18 ans parce que nañ dem Louga benn tournée ñuy waxtaan mu ni ma pourtant composé naa 200 morceaux ma ne ko yow booy composé 200 morceaux ma ne ma si après ñu dem premier album bi mu def ak Youssou Ndour Ndobine booba je pense que jour boobu yaa ngi koy fàttaliku dafa génn comme temps yooyu suñu clientèle Youssou boobu tama ji la ñu gënoon a kii quoi mais bi album bi génne nekk musique bu pro Youssou xam naa dañ ko influence ñëw ne ko mais Habib mais man xam nga morceau yi li nga ci joué yëpp xam nga mu ci benn note mu ne ko ah bon grand mu ne ko waaw ñu génn Habib daan na ma grand yi xamuñu mais dinañ xami parce que li may def xamuñu ko quoi day peut-être boobu affaire bi la doon wax quoi ñu boole ci aussi bi may def album xam-xam Youssou war ko produire ma ne ko grand man de Habib laa bëggoon mu ne ma dinaa ko ma ne ko non jarul nga di ko wax parce que man su ma waay doon ma dem ci Habib ni ko grand ma ne ko may biib dama bëggoon def album Youssou ma koy produire dama bëggoon ko jàpp ci mais je peux dire que moo def album bépp moo jee basse clavier moo jee clavier di mi war a ñëw def solo yi voyager mais Habib moo jee solo yi moo xam ne kii ça veut dire que benn la fi boo xam ne si ni pour mu amaat fi dina jafe c'est sûr que pour mu amaat fi dina jafe et puis y a pas que waykat yi musiciens yi politique yi itam ci suba ba tey ñu ngi réagir bokk na ci monsieur le maire Talla Sylla moom defe naa jot na liggéey ak kii di Habib Faye ndax miin nañu ko itam ci ay messages yoo xamante ni souvent daf koy jaarale ci musique pour jox ko askan wi monsieur le maire bu fekkee mu ngi ci téléphone bi ñu jokkoo ak moom ngir rek mu jébbal CDM sénégalais yi jëm ci ki nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee di Habib Faye monsieur le maire ñu ngi lay nuyu Talla Sylla yow it ñàkk nga. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu te di la ziar yow ak ñi nga toogandool ci plateau bi. ñu ngi lay fay si. waaye di tàmbalee di wax alhamdulilah. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum day wax ne yàlla du jël lu mu moomul. déedéet. ndax nee na jël loo moomul nee na nit a koy def.
ndax nit a tuutee noonu te yàlla du nit waaye def cee yokk ne mën naa def lu méttee métti waaye du def lu ñaaw kon lu mel ni su amee li ñuy def mooy tàmbali di ko jaale njabootam di ko jaale Youssou Ndour di ko jaale ñi mu daan àndal te toog foofu wala même bu ñu nekkee feneen muy ñoom Jimi ñoom Béjee Faye ak ñeneen waaye di ko jaale it képp koo xamante ne mi ngi doon yëngu ci wàllu musique ak wàllu art te jëflanteeg moom wala rek te daan apprécier li mu daan def waaye di ko nuyu di ko jaal waa Sénégal yépp ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñoom ñëpp man nag suñu borom dafa dogal cassette bi ma njëkk a def ci àdduna parce que wooy moom depuis bi ma nekkee primaire daanaa ci jaarale samay message parce que dañ ma jàngal loolu jamonoy caada bi waaye fi ma njëkkee génnee cassette ak moom la c'était en 2002 te cassette la boo xam ne dama ko jagleeloon d'abord ku ñuy wax Seydou Mamadou Diarra di Toto ma bëggoon ko ci rendre hommage bien que am na yeneen titres yuñ ci def mais lépp dama ko waxtaanee ak moom moo ko réalisé mu doon cassette boo xamante ni moom moo arrangé lépp du début à la fin suñu borom noonu la ñu boolee alors ku mel ne Alioune Petit Mbaye daanaa dajeeg moom foofu ci jamono boobu ku mel ne DJ Prince daanaa dajeeg moom ci jamono boobu foofu Aziz Ndiaye mi nga xam ne doon nekk foofu daan nañ daje foofu ci jamono yooyu li nga xam ne moom lañ doon gën a remarqué xereñam la ci wàllu lim doon jariñoo muy guitare bi waaye lim doon jariñoo yeneen ak xarale yi nga xam ne mi ngi doon commencé am ba tax na depuis boobu mosuñoo bàyyante dañoo mas a fonkante jàppante kon tey lu mel ni su amee su ma ko yégee faw ma bokk ak ñi koy rendre hommage yépp waaye di wax ne liñ ci war a gën a jànge rek mooy ñi ñu am te lu baax war nañu di def le maximum pour di leen rendre hommage pendant qu'ils sont vivants ku mel ne Jimi ku mel ne Mbaye Dieye Faye ak ñeneen dañu war di leen rendre hommage pendant qu'ils sont vivants. Sartre da daan wax ne je n'ai que faire d'une réhabilitation posthume. C'est ici même de notre vivant que les procès se gagnent ou se perdent. C'est sûr. ginnaaw moom dafa am benn jamono ma bëgg a def ak moom cassette yàlla dogal mu tukki. Jimi moom laa dem këram mu assuré ko ba mu mat ba pare ba mu desee lu dul yëkkati fay mu ne ma comme lii sa yaay nga si doon woy sunu yaay la ñun ñëpp bàyyee naa la ko ñaari dërëm dama ko ci jël. xam nga nit ñu mel noonu faw ñuy leen di wone faw ñu leen di teg misaal la ñu koy jox jeunes yi di ko jox ñi nga xam ne ñooy dugg ci buntu bi di wax ne vraiment Sénégal suñu borom may na ko mu am nit yu baax yu fi jaar kon Habib ñun bu ñu toogee dañu koy ñaanal xam naa ni ñu ëpp ci ñi koy ñaanal sax amuñu accès peut-être ci rajo wala ci télé waaye ñun ñi ngi jéem a bokk ak ñooñu ñëpp ñaan gi vraiment di ñaan suñu borom teeru ko teeral ko. amin ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur le maire Talla Sylla ci témoignage bi nga xam ne def nga ko jëmale ko ci Habib Faye ci liggéey boo yàgg def ak moom mu nekkoon ku bëri valeur lu dul baax da ko gën day tax boo demee nettali yeeg yëpp day saf ñëpp donc Habib kenn la woon ci Sénégal moo tax boobu ba tey ku nekk naan xajoon na fi tey nag ñu koy waxtaanee ci télévision Futur Média ci suba gi bi ngeen ko yëgee yéen waa Super Étoile ci ngeen jógee Côte d'Ivoire yegg si Dakar vers 13h30 ñu ngi koy wane ci télé bi ci guddi gi ci la Youssou yegg si Dakar xam naa bu fekkee Adiata la noppi na mën nañu ko déglu mu wax ak ñun ci naka la Youssou yegg see Dakar tey ci guddi gi Mbaye ji wax nga ko sànq démb metti woon na ci yow nga mel ni ko yëg waaye bi ngeen xëyee it metti woon na ci Youssou ndax ñun fii Sénégal bi ñuy déglu réaction am jooyloo na ñëpp c'est-à-dire pour la première fois sax ñu bëri gis Youssou wala dégg Youssou Ndour jooy. waay Pape xam nga moom mooy li ma wax nii ndeysaan dama koo xam. xam nga nee na sànq Aziz Salaan la waaye Youssou raw na Salaan. Youssou xol bi moo oyof. ndeysaan. Cheikh Traoré daf ma ko passe téléphone ci buntu hôtel bi waxam yëpp ak man lenn la
raccroché tu vois et donc moom itamit mu nekk nit koo xam ne balaa may ñëw ci moom damay am lu ma ñambaas ci kii woote léegi muy Talla Sylla nga Talla Sylla bii nit ñi war nañ di ko bàyyi xel parce que nit la boo xam ne dafay ñaw rek man li may gisee ak moom bariwul gëj nañu gisee léegi mu def est-ce que du deful 2 ans ca Thiès ca prison ba làmb am fa muy drapeau Kumba Gawlo ma gunge ko Siteu ak Zarko la ñu gëj a gisante kon waxuma pour raay ko mais moom dafa bokk ci ñun nag dafa bokk ci ñun nag li ñuy yëg lay yëg moom artiste la gis naa jamono yële ma dugg ci YouTube bi gis ko ci biir église bi mu dem fekki leen ànd ak ñoom ci li ñu gëm di way mais Pape Cheikh sunu bésu tey bii ca Abidjan buuba bés bu metti la tey Pape Gora la ko Moustapha wax Moustapha Faye tey man moo ma craqueloo ci bus bi tey naa sama bopp Abidjan ba Dakar waaye bi may dem boobu mënatuma téye sama bopp maa ngi koy paas téléphone waa Australie woo ma paas ko pour ñu jaale ko mais boo ko gisee jàmbaar la am Moustapha dëgër na Pape rakk ci xol la sax nangu dogal nag dafa am solo. waaw mais waxam yëpp yéen a ñàkk rek lay wax yéen a ñàkk yéen rek lañ ko war a jaale mais Youssou bés bi nag diis ci moom ñun sax quitté ñun nekk en groupe moom mu nekk moom rek ak Cheikh Traoré ak Mara ak Njaga tamit tey am na lu ko bett parce que ñi ko mujjee yéeg la bokk maa ngi xool numéro chambre am pour wax ko mais musiciens yi tey kenn ndekkiwul fekk na ñëpp toog Pape Gora wàcc boobu xol ba tooy na leen mauvaise nouvelle ah ku ne def nii mooy leen Habib Faye dem na. waaw comme ça. comme ça. di leen ca. voilà. et donc Youssou moom itamit mu wax ba xol bi tooy mu jooy nit la jëme nit rek la. waaw. voilà c'est important. tu vois. génn ko waaw génn ko. ñu wax. maa ngi toog ak Jimi Mbaye ak Joe Mbaye ma ni leen li war a xew bu xewee jaadu na bu xewee lu jaadu na. ndax liggéey la contrat la ku ne xam na anglais tubaab lu mu la wax mën nga koo bañ a gëm waaye bu signé rek jàppal. lu mu la wax mën nga koo bañ a gëm waaye bu signé ñu bind ci kayit rek jàppal. waaye yooyu boo signé rek mu jàpp. waaw ma ne gars yi ni ma ko xamee balaa ñuy dugg ci avion bi dinañ ne annulé nañ lépp de. waaw. comme ça mujj gi ñu mujj koo annulé. mbay muy contrat bu naqaree annulé. parce que c'est une multinationale. ku xam la fondation Mo Ibrahim. nga xam ni moom mooy def mooy parrainer yenn président exemplaire yeeg yu ne c'est une fondation ultra puissante. pour nga dem à une journée de ton spectacle nga war ko annuler. c'est pas évident. ah du tout c'est pas évident du tout. alors mais on savait que. bu ñu demoon foofu tamit duñ fa am njëriñ. déedéet. duñ fa am njëriñ parce que. non musiciens yi. Thierno Sarr moom le bassiste ndeysaan kooku Habib moo tax ma dugg ci basse. moom nee na Habib mosuma kii leen comme ça mais Habib moo tax ma jàng basse lu ma am ci basse fi ne moom laa ko war a gërëmee. mu ni yéen a nga nii bu ngeen ma yóbboo Kigali. lu ngeen gis ci scène bi nag yéen a. man moom bëgguma dem. et il a raison xam nga Youssou jàmbaar dëgg la. Youssou c'est un grand patron. bah oui xam nga dañu mas a dafa am lu ñu mas a dal lu mel nii. mu fekk ñu nekk en tournée ak Peter Gabriel. àll sekk wàcc liggéey ñun ñëpp ñu xam nga rek ñun Sénégalais suñu féex chaud dañuy ñibbi quoi parce que lii moom c'est grave il faut ñu ñibbi tubaab bi ñun kenn du fi jóge
contrat lañu signé da ngeen di tëgg. gars yi naan non 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 non. Youssou dem di négocier ak ñoom ba ñu may ko 3 jours pour mu ñëw fekk dëj bi ñëwaat ñun on est obligé nekk foofu di jouer. Mbaye Dièye ak Ousseynou Ndiaye ñoo fa nekkoon di woy ak dafay affaire. da ngay gis kuy jouer ba ci àgg daanu ci kaw seet bi. wallaahi. et te loolu mooy contrat ak tubaab. parce que tubaab bu signé ak yow. boo signé ak moom. boo signé ak moom jàpp na ni du deñ. donc nag mu nekk comme ni Mbaye Dièye wax. c'est une journée tey boo xam c'est très difficile. bu metti la preuve bu fekkee Adia pare na ñu déglu ko moom mi demoon aéroport pour accueillir Youssou. Adia ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga expliquer ñu rek naka la mbir yi demee woon foofu tey ci guddi gi foofu aéroport Blaise Diagne bi Youssou yegsi. mbokk yi ñoo ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñuy xaarandi rek ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour du lead vocal Super Étoile bi ñëw rek ñëpp xam nañu dafa demoon bitim réew ngir rek amal ay contrat yi nga xamante ne waroon na ko respecté foofu wante li ko tax a dellu si rek mooy tiis bi ko dal Sénégal yëpp mooy làqu ki nga xamante ni mooy Habib Faye nekkoon bassiste nekk tamit ku ñu ràññee ci wàllu musique ci wàllu culture tamit nekk na tamit ku ñu ràññee bu baax fii nag d'un moment à l'autre ñoo ngi xaar rek ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour mu yegg si fii si aéroport Blaise Diagne fi nga xam ne nag ay musiciens am ñi nga xamante ne ñoom la waroon liggéeyee ndool ñoom ñëpp ñibbi si ñoom ñoo ko fi jiitu sax ñoom ñëw nañu tey jii si bëccëg ñu fas yéene rek ñoom ñëpp rendre hommage ki nga xamante ni mooy Habib Faye te loolu nag ànd nañ ci ñi nga xamante ne ay xaritam lañu ay staffam ñi nga xam ne ñoo ngi fii teew nañu tamit si aéroport ngir rek gàttandu ki nga xamante ni mooy njiitu Super Étoile di Youssou Ndour nekk tamit ministre conseiller bu président Macky Sall. C'est les mots, c'est la consternation. Oui, c'est triste, c'est une grande perte pour nous, pour moi, pour le pays, pour la culture, pour les bassistes du monde, pour le petit frère qu'il est toujours. Et voilà, c'est la volonté de Dieu et je pense que Habib a joué une très grande participation sur tout ce que nous avons écrit, composé, imaginé en musique. Je retiens dans l'avion, je pensais au premier jour où je suis sorti de chez ma mère pour aller habiter ailleurs, de chez ma mère et de mon père. Et après, j'ai habité avec Habib. Il a quitté chez lui, j'ai habité avec lui à Saint-Louis. Nous avons vécu ensemble. Au-delà de la musique que vous avez entendue, c'était mon propre petit frère, on a vécu ensemble. C'était en quelle année ça? Je pense que nous sommes partis de chez nos parents en 87. Oui, 87, on est parti. On a quitté nos maisons qui représentaient énormément le symbole et tout. On est parti, on a vécu ensemble dans la même maison. Et c'est là où on a beaucoup travaillé ensemble.
beaucoup. Quand on remonte votre dernière rencontre, qu'est-ce que vous avez retenu? Je l'ai eu mercredi. Mercredi. Vendredi matin, dans la voiture. À midi. Vendredi. On s'est parlé au téléphone. Je l'ai appelé. J'étais avec Mbaké dans la voiture. Et il avait perdu la voix. Et je n'entendais plus la voix d'Habib. Et il me parlait de la Chine, qu'on devait aller en Chine, au Japon. Et je lui ai dit qu'avant ça, il fallait qu'il revienne à Dakar parce que nous avions une production que je pensais que c'était lui qui devait diriger la production sur la Coupe du Monde. Et il m'a dit oui. J'ai dit bon, voilà, il faut que tu reviennes d'abord avant qu'on parte. Voilà. Et moi je l'ai vu la dernière fois, c'était avec toi, non? Le 9, à la veille le 9 mars, à la veille du concert de Viviane, où il avait fait toutes les répétitions. Et après, bon, je savais qu'il était malade. Nous tous aussi. Donc je suis resté avec lui toute la nuit, avec Mbaké. On a discuté, il y avait sa fille. Voilà. Inconsolable, vous avez tout oublié. Mais le programme, c'est Habib. Quand il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme. C'est lui le programme. C'est lui le programme. Vous savez, Habib, même si vous ne le voyez pas sur scène, c'est lui qui est là. Donc. Vous avez monté une oui. Habib, c'est lui. Je vous dis une chose, Super Étoile, ça ne va plus être ça. C'est lui. Oui. Nous avons. C'est pour cela d'ailleurs que je suis resté, parce que le temps de prendre l'autre vol, j'allais perdre un peu de temps. Donc on a travaillé depuis la Côte d'Ivoire. Donc le corps va arriver vendredi soir. Demain, Inch'Allah, toutes les choses qui vont être faites à partir de Paris. Je tiens à remercier tout le monde, notamment l'ambassadeur, le consulat, les amis, sa femme, les fans, les artistes qui sont sur place. Et donc, on va recevoir le corps vendredi. suma rakk la woon Habib suma rakk la woon voilà c'est la musique. C'est bon. mu ngoog arrivé Youssou Ndour la woon sànq ca aéroport Blaise Diagne ñuy gërëm bu baax équipe ya fa demoon ak ki nga xam ne ni mooy Adia Talla ba tey bu ñu àggalee ak réaction yi dañuy jël ci téléphone bi Suzanne Camara très rapidement mu ngi bëgg a guddi laata ñuy tàggoo ak yéen ba subaati ci levée du corps bi fële nga xam ne ni mooy Paris ce sera donc à partir de 10h lu ko mooy vendredi ci guddi Youssou wax na ko léegi ci la néew bi yegg si fii ci Dakar certainement Touba lañu ko nar a denc lépp loo xam ne jëm na ci ay xibaar rek dañ leen ko baaxee ci télévision Futurs Médias Suzanne Camara ñu ngi lay nuyu yow itam ca suba ba tey yaa ngi yónnee ay témoignages yaa ngi yónnee ay CD jëmale ko ci sa càmmin lii di Habib Faye yow itam ñàkk nga ku baaxoon. Pape jërëjëf
jërëjëf Pape ñàkk na ku baax. Sénégal ñàkk na ku baax famille am ñàkk na ku baax. Youssou wax fa dëgg yàlla bu ñu noppee di ko jaal famille am di ko jaal Sénégal ñu koy jaale Youssou. ndax lu yàgg dëgg la Pape. dama toog di déglu suba ba léegi wóor na yàlla dama liggéeyi woon ci suba maa ngi woon bureau. sama jëkkër woo ma Jibril Sow. yëg téléphone bi sonné ma ne ko ñu nuyonte mu ne ma yëg nga li xew Pape ma mel ni dama paralysé ci saa si ma ne ko lu xew mbaa jàmm bi ma ne man de bëgguma la ko woon sax wax ndax dama yaakaaroon ni ngeen kon garaawul bàyyi ma ne ko déedéet waxal mu ne ma Habib moo génn àddina Pape noonu laa tegee téléphone bi xamatuma fu ma nekk. wóor na yàlla dama demoon bureau amoon ay yu bëri yu ma doon waroon teg ci journée bi lépp laa annulé ñibbisi si kër gi ci suba ba léegi toog jaaxle. Habib nekkoon na koo xam ne weesu na référence weesu na idole weesu na lépp ci ñun. man bi may mujj wax ak moom ndeysaan téléphone mi ngi nekkoon ville. ñu waxtaan ba egg bu mu egg si wetu Sandaga mu ne ma maa ngi nii bul coupé bàyyi ma def main libre bi. ñu continuer di waxtaan mu ne ma li nga bëgg macha allah soo bëggee loo bëgg mën nañ ko def. expérience fekk ma bëggoon benn album ndeysaan mu jàppale ma ci ndax dama bokk ci ñu ko fonk. ma ma feer ba toog di ñu ndey. ma ko koy jaar moom tam di ko jaar Mbaye Dièye Faye li ñu ngeen wax yépp ci plateau bi vraiment vraiment lu dul tiis metti na. fu metti di yem. may wax rek ne que Sénégal ñàkk na. famille am ñàkk na parce que franchement dafa metti ku mel ni Habib Faye waaye tamit Youssou Ndour ñàkk na xaritam ñàkk na musicien bu mu bëgg ñàkk na koo xam ne nii tey bi ma déggee témoignage bi dama jooy ba sonn parce que dama toog ci place am biñ ma ko yëgalee wóor na yàlla tent bi bu ma xalaatee famaram jabaram waa këram ndeysaan ñoom vieux mag et tout Youssou laa njëkk a xalaat parce que Pape lu yàgg dëgg la wallaahi lu yàgg dëgg la lu yàgg dëgg la man nag duma def lu dul yow moom vraiment dama xaw ma lu ñu lay wax parce que lu rafet rek nga def Pape lii dafa neex. metti na torop nag ndax bëggoon nañ ko defante ci yeneen anam ndax lii perte bu metti la ci nit mais benn moment tamit dina defal xol yi parce que tamit li ko jar rek moo ko jar. moo tax lu baax rek a baax. wallaahi lu baax a baax boo noppee lu baax rek moo baax. wallaahi wallaahi Habib Faye lépp foo xam ne nii rek war nañ fa gis nit. wala di ko fa séntu wala di ko xalaate ci lu baax rek taxawee na ko dama xool rafet sànq ci télé bi sama yaram dafa daw may waxtaan ak sama jëkkër ne ko lépp lu mu wax daf ko xam parce que da ko vivre ndax dañ daan tase ci ay plateau dañ daan tase ci ay milieu te dama daan gis buuba ni mu leen di toppee wax fa dëgg yàlla maguma ko waaye am na lu ma ci fekkee ba may door musique lu bëree bëri am na benn concert boo xam ne Gorée lañ ko defee woon moo doon concert bi Mitterrand ak jabaram organisé woon ce concert là qui devait être diffusé dans tous les pays africains européens buuba dama ko ci gis dafa daw c'était la première fois ma gis Bouba Ndour te daf ma marqué pendant des années ndax nu mu toppee magam sargal magam nekk gannaaw magam dellu si rek ci Habib di ko jaal famiyom vraiment di leen ko jaal yéen groupe TFM yéen ñëpp di ko jaal nag Youssou Ndour bu baax a baax sama frère Youssou bu baax a baax Pape di wax rek ne que nañ delloo yëpp ci loxo yàlla te xam ne yàlla lu mu def noonu la ni ko Mbaye Dièye waxee c'est sûr loolu daal laa amoon lu ma ci sànni mënu ma woon bañ a woote ci suba ba léegi wax fa dëgg yàlla mënul ñàkk ñu ngi jot sa témoignage yëpp sa seede yëpp ñu ngi lay gërëm en tout cas Suzanne merci Suzanne Camara di artiste moom tamit woote ci lii ñu jagleel tey Habib bu doon suñu sago fii la ñuy fanaan waaye programme yi itam day continuer fàttaliwaat leen ni dinañu ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci lépp lu ngeen war a xam ci génnuk àddina Habib Faye Jimmy ñu ngi lay gërëm di la masawuwaat encore voilà yàlla na yàlla dooleel leen ngeen gën a mën a am ngeen gën a am doole muñ quoi. amiin Pape Cheikh. ça on en a vraiment besoin. te ñëpp soxla nañ ko. Habib daal fi ne liñ ko desee fii nii tey mooy di ko ñaanal parce que aussi comme li nga wax sànq rek dëgg la xajoon na fi. génnewu fi kenn te amoon na fi njëriñ. li ñuy ñaan rek mooy. yàlla mi nga xam ni mooy ki dara tawul yàlla yóbbu ko ci àjjanay firdaws yi. amiin dem uufal ko sëñ Tuubaa moom mu gëmoon.
amiin amiin teg ko ci loxo sëñ Saliou ma nga xam moo doon yaakaaram. amiin amiin. te li ñuy njort ci moom yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel. amiin amiin amiin. yàlla bu suñu yaakaar tas ci moom. amiin amiin amiin. amiin merci Bouba yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax et puis sargal la surtout ci ni nga changé programme bi yëpp tey ci bis bi jagleel ko sa mag sa xarit Habib ci télévision Futur Média merci encore et bon courage ah. Papa waaw di wax rek ni amuñu ñoom ñoo ñu yar. je pense que occasion la pour que nit ñi aussi ñu xam que ni. Super Étoile c'est pas un groupe de musiciens. dafa bokk ci Sénégal. bu Sénégal woon ADN daf ciy bokk. c'est au-delà de la musique moom laay wax ni ñun bi ñuy nekk am ay 2 ans la ñuy xam nga commencé di topp grand yi. ñu yar ba ñu màgg ba mën a yor ay responsabilités. donc c'est un membre de la famille qui est parti. et c'est pas le moindre. voilà exactement donc après Habib. nit bi dem na mais après Habib même ci liggéey bi mu def nii ça pose un problème énorme grand bi Youssou wax na ko les choses dootuñu nekk comme ni ñu nekkoon. parce que presque kenn mënu ko remplacer parce que li mu boole woon moom moo bëri. donc vraiment voilà na ko ñëpp ñaanal. et puis ñu bañ ko fàtte. ça c'est important. te ni ñu koy fàttalikoo moom mooy que na inspiré. ñi fi nekk. pour ñu am yeneen Habib Faye. parce que lii junj la dem na fu mu nekk nii challenge bi mooy que on veut avoir 10 Habib Faye. Inch'Allah te pour avoir 10 Habib Faye il faut travailler comme Habib Faye ni mu ko defee. voilà yu metti donc vraiment nañu sargal grand yi. xam ni lépp lu nga xam ne moom la ñuy musique di def tey ñoom ñoo ko lal. te ils sont bien vivants et bien portants macha allah. donc ku am importance dem na Sénégal. yàlla na ko yàlla. xare àjjana amiin vraiment may remercier aussi Pape di wax que ni il fallait monter au créneau parce que ginnaaw bukki mbaar nag. xam nga. waaw donc buñ fi nekkulee. on est obligé de jël suñu ay responsabilités ça veut dire que. peut-être que tàggat bi Youssou Ndour di tàggatu ko ay musiciens rek. tàggat nañu ñun ñëpp. ci ñu mën a màgg bay mën a jël responsabilité. te teg ko ci kii am na beneen fànn bu am importance boo leen waxoon bu nit génnee àddina si ngay xam que ni àddina du dara. donc nañuy fexe ba ñuy quitte ak suñu conscience. important nañuy fexe bay wormaal nit ñi. les hommes publics. ay nit rek lañu. dañu am pap am yaay parce que bu ñu génnee àddina. lu baax rek nga ciy dégg. ay nit rek bu ñuy dund. hommage benn la de mais nañ leen di wormaal. nañ leen di protéger. parce que patrimoine lañu. bu ñu demee nga koy xam. donc ma leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup vraiment merci. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Mbaye Dieye yow itam ñu ngi lay gërëm di la masawuwaat encore. Baye Cheikh jërëjëf ma delloo la ngërëm gi delloo ko directeur des programmes. Bouba sunu rakk xam ne nee naa sànq yorul instrument waaye kenn mënu ko nax ci musique ci ni mu changé programme kër gi waaye jaadu na ndax fii ñu toog tey Habib toog na fi ba tàyyi ñu enregistré fii kër gi fii li fi ne ñun mën nañ koo wax yow Papa Cheikh jërëjëf yow tamit parce que 8 heures du matin ba ban heure a jot nii ba minuit passé te kenn gisul coono ci sa kanam yaag ñi nekk ci kër gi yëpp di leen delloo njukkal di leen jaale ku gis Youssou léegi nii image am bi nga xam ni nekku fi waaw dem na te li mu wax yëpp nag dëgg la fa am fu mu tegoon Habib am fu mu ko tegoon daf ko bëggoon lool waaw daan ko protéger bu baax nag waaw Habib tamit bërki Demba Ndiaye bi ñu toogee fii korité bi passé rek korité ci guddi waaw li mu wax yu sa ñëpp dégg nañ korité ci guddi waaw et donc ñuy ñaan képp ku yor kurus sànni benn lixlaas rek benn rek baax na waaw dana baax parce que boo xoolee nag adduna bi du adduna yi xamuma diw ñun ñëpp xamante nañu xamula tey ñu xamante kenn rek moo ñu sàkk na
gisoo bakkenu Jimi Mbay nekk ci ginnaaw sama bas nekk sama diggu bopp kenn rek ñu sàkk nim ñu def la def ñëpp rek donc nag ku déggati ku génn àdduna ñaanal ko ñoo bokk fa ñu jëm ñoo bokk fi ñu jógee te kenn rek moo ñu sàkk njaboot te mënu muñ nañuy muñalante li booba wax am solo nañuy war maal artistes yi c'est important très important Pape gis nga culture bu génnee ci réew aada ak cosaan dara desatu fa dafa nekk début ak fin wu lépp culture moom mooy racine bi waaw mooy racine u réew culture aada ak cosaan bu génnee ci réew dara desu fa waaw ndax liy dindal xol yi mi ngi ci ñun kon nag nañ leen di warmaal bu baax Habib nag ñi wax ñëpp dina am bu ci yàlla rus waay dëgg la waaw dina am bu ci yàlla rus di mbay yàlla baax waaw li ñu dal naqari na waaye neex na xam lu tax mu neex ki ñu ko te moom rek la du kenn moom rek a jara sant kun fa yaakun moom kenn dong rek la kese amul leneen macha allah jërëjëf Pape jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm encore Super Étoile massa waat encore Super Étoile ña fa nekk ñëpp defe naa tey bu ñëpp mënoon ñëw ci plateau bi di ngeen ko def bu ñëpp mënoon woote itam ci téléphone bi di ngeen ko def waaye xam naa ni daañu tasewaat fileeg àjjuma tombé ak néew bi yegg si vendredi ci guddi ci volu Air France Manel ñu ngi lay gërëm bu baax di la massa waat encore yow it. waaw Pape vraiment maa ngi ànd ak tiis mais maa ngi gis liggéey bu rafet bi ngeen def. ndax damay jouer tous les mardis man. mais bi ma yeewoo bi ma déggee nouvelle bi yéen laa jàpp nelawuma ba léegi nag. gis Bouba mu vraiment nga xam ne li muy wax dëggu na ci moom. bëggoon yokk rek ci Manel. wax que ni pour que nit ñi xam. xam nga kii dafa nekk xale bu ndaw. mu ñëw kër ga. ñu ngi dëkkoon rue 15 angle Corniche. mu ñëw fa. man ak moom ñoo doon bokk lal. may tëdd sama lal xajal ko ñuy tëdd. pendant des années. ñu nekk quoi di màggandoo. grand bi jël ko vraiment def ko comme rakk bu mu bokkal ndey ak baay parce que ñun ñoo doon bokk lal. donc je tenais à dire ça que ni Manel Diop mi. ci famille bi la bokk vraiment il fait vraiment partie de la famille. waaw ci famille bi la bokk. waaw ma kontaan li mu wax dëgg la. ma gis ni tamit Youssou dama ko xam quoi bu baax a baax. boobu li mu wax dëgg la parce que boobu je peux dire que chaque jour bu génnee ma ni sa kii day sama frère la. mais même su ma ko dul gis day nekk suma xol parce que ñoo bokk yaay. mère du ma toog 1 mois wala 2 mois te de wu ci moom parce que fa laa dëkkoon nekk xale. vraiment ñu yaatal ma dem ba nga xam ne ñi foogoon ñu bari dañu foogoon ni maa ngi gis ñoo bokk ndey ak baay. booba mi je pense que suñu génn wàllu jeunesse maa ngi moom ñoo ko ànd. sama morceau bi nag bi ma la bindaloon bi ma nekkee xale bi day waaye non naa koy donc ñu nekk àdduna moom. nii la rek. parce que koo xam ne si ni doo fi des. kenn ak kenn du fi des. Youssou tamit dafa nekk koo xam ne si nii bon man Youssou nu mu mel du ma bett parce que bi ñu fay nekk boobu xale la sax ndax 22 ans doog la am. mais macha allah dafa mos a dooj. te nekk koo xam ne si nii képp kuy ànd ak moom fu laak faja lay gis yow. waaw te grand yi fi nekk tamit ay génie lañu moo tax ñu mën a def ak Youssou Ndour. Youssou nekk koo xam ne si nii vraiment du dugg ci détail wax dëgg yàlla. du wax ak jàmbur. vraiment il est généreux nag. te boo gisee mu demoon ak Habib Faye Youssou moo jàppale Habib Faye ci yu bari. parce que même Habib Faye bu nekkee claviste bu mag ak grâce à Youssou Ndour. damay wax ni grand yi xam nañ ko. donc nag may ñaan àdduna nii rek la demee. mais dama bëggoon ñu gën a booloo. gën a jàppante parce que àdduna bi jeex na ba pare. parce que xam nga li gën a garaaw mooy ngay dund ak nit ki loo xam ne si ni demewuloon noonu sax mais. bu su faatoo. nga am la naxari boo toogee di ko kii yow da ngay xam ni sa conscience que yow li ngay wax gëmmoo ko. ça veut dire que nañu gën a jàppante ñu gën a booloo. te xale yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo ñëw ñu liggéey bu baax. te xam ni c'est le travail paye. c'est sûr man bi ma nekkee boy di woy am naa succès bës bu garaaw laa amoon parce que boobu am bës yombut. yaa ngi fàttaliku ne. waaye yow benn bi juste ni ma il faut ngay jàng école des arts. à l'époque siiw yombul sax. waaw booba Maguette waa dafa nekk. siiw yombul woon siiw yombul woon solo fi nekk ak Ahmadou Ba. c'était pas facile donc moo tax xale yi ñëw ni il faut ñu liggéey xam luy musique. parce que musique même boo ko su fekkente ni am nga culture musicale. ça veut dire da lay permettre ci leneen. moo ñu gën a liggéey respecter seen i mag.
comme ni may wax rek Habib Faye ay siècle lay amati. fan yii paase dama doon benn kii Youssou Ndour mën leen Youssou Ndour phénomène la boo xam ne si nii pour mu amati beneen siècle wala beneen siècle. soo ma kontaan trop vraiment ma ñëw fii may ñaan Habib Faye yal na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin ci barke Serigne Touba. ci barke Cheikh Fall ci barke Serigne Saliou Mbacké. ma kontaan trop nag ci liggéey bi ngeen def. man kontaan naa. jërëjëf Manel ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm surtout Jules Guèye mi c'est l'un des plus grands musiciens fii ci Sénégal xam-xamam màcc na ci ndax da koy jàngale ci ay école waaye ñun jege nañu ko ba xam liggéey bi nga xamee ni moo ngi koy liggéey yow ak Habib da ngeen bokk ay kii da ngeen bokk ay affaire da ngeen bokk ay mbir ci bu ñu dee toog di waxtaan du musique booy def rek pour mu xew waaye li ngay def xam nga ko. sama relation ak Habib vraiment du musique rek. te gis nga Youssou wane na ni. tamit relation mook Habib du musique rek. c'est sûr gis nga nit ak nit am na relation moo xam ne dara mënu ko jënd. boo gisee Youssou discours bi mu tenir. nga xam ne le discours est trop fort. waaw c'est trop fort. mais nag lan lay saluer. mooy acte bi waa Super Étoile def. am un contrat à 24 heures du contrat ñu annulé le contrat bi yëpp ñëpp jël avion ñëw ñibbi si Dakar vraiment c'est un acte à saluer. dafa rafet daal. Habib c'est une perte. maanaam heure bi non ba fi nekk heure bi dam naa jëli ko wala mënuma booy ma kii. ñooy toog loolu dafa ni c'est une perte. aussi temps yi maa ngi doon nekk si benn liggéey boo xam ne son grand frère vieux mag ñëw na ba dugal partie guitare am yëpp Habib moo waroon def basse yi. toujours maan ko booy préparé pour nga def basse yi. mooy boofu. il est parti borom bi décidé la daal. bon ñaanal ko rek yàlla yóbbu ko si àjjana yu mag a mag yi. amiin mais ce sera un grand vide parce que ñu bari approché nañu Habib grâce à moi parce que chaque guddi su ma kii ba xam ne gars yi après c'était très facile c'était très léger. la communication était très facile. vraiment nit ku ouvert ku serviable ku généreux. ku xam ni daal maanaam stade bi mu tolloon dafay wàcce boppam ba nga ne non kii du moom. bon métti na nag métti mais nag xam nga borom bi moom bu soxlaa ku moom bu soxlaa. waaw ñëpp ñàkk mais moi aussi je vous dis vraiment Pape. félicitations à vous. merci man je pense que c'est quelqu'un qui le mérite. c'est un monument. xam nga loo tax gars yi ñu bari woon nañ ma naanu non il faut que ñu woo la téléphone. ma ni Habib c'est plutôt quelqu'un boo xam ne képp muy télé di rajo. da nga ko war a defal plateau. parce que ñu bari ñu ngi liggéey di utiliser ay œuvres kon nag ku mel ni bu fi génne dañ ko defal ay plateau. nañu waxtaan ci moom. du ay téléphone ak ay liaison kii. mais je vous remercie aussi. merci encore Jules merci encore Jules ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit équipe yi ñu àndal depuis ci suba peut-être ñun ngeen di gis muy man wala muy buuba waaye dafa am équipe yu nekk ci ginnaaw ca fajar ba tey ku lim juum dama koy teg ci loxo réalisateurs yi rek moo xam Mao Cissé surtout Pierre Da Silva mi fi nekk ci suba ba léegi Pape Samba Thiam itam ci ginnaaw jox ko ñoom Lune Diagne ñoom Demba Ndaw ak ñëpp fifi voilà bëgguñu lim daal yàlla na jàmm yàgg donc suba la ñuy amal levée du corps bi France foofu ca Argenteuil et puis corps bi dina yegg si incha allah vendredi ci volu Air France ci guddi gi buñ ca jógee nag àndandoo ak moom yóbbu ko fa ñu koy denc yooyu yëpp nag dinañ leen ci jox ay information merci ci seen fidélité ak ni ngeen taamoo télévision Futur Média bu doon suñu sago dañuy def ay émission yu gudd ci yeneen anam waaye comme yàlla décidé itam noonu rek la ñuy nangoo ki tollu noonu mooy ki ñuy waxtaanee ca subaak léegi muy Habib Faye mu judd woon 29 novembre 1965 ni ki démb puisque daanaka minuit jot na tombé woon ak 25 avril ci la génn àddina ci dëkk bu ñu naan France Mbaye waa loo bëgg wax papa. tey ñu fort ci weeyu bëy boîte yi nga xam ne dañ orchestre yi dañ fa daan jouer tey ñëpp a annulé et puis ñëpp annulé di saluer encore les artistes musiciens yi nga xam ne le week-end ñoom ñëpp waroon nañoo jouer ñoom ñëpp dañu annulé mais lii mooy wane ni rek lu waay di defati defal ba nga xam ne boo fi jógee ñëpp ne ànd ci li ñëpp wax rafet na waaw Doudou Fall moom xam nga tamit moom xamul ni Habib Faye bu baax oui mais vraiment mënoon na gañ ay millions ci jour bi ni moom vraiment moom day aju dafay du tëgg quoi donc loolu rek lu baax la et donc son excellence Doudou Bal nga xam ne moo toogal Mauritanie fële ca Chine ca consulat ba moom tamit mi ngi yónnee njaalam ci Habib parce que xamoon na ko envers Youssou Ndour et le Super Étoile et boo demee États-Unis
ci yoon bi yëpp ñu ngi may woo naan waxal ñu suñu njaal. muy waa kër Alaaji du Njaalo sax waa kër Alaaji Weseng Fay ya fa ne. sama soxna Maam Ndiaye di jaale Youssou Ndour te këram di leen jaale femme des musiciens ñoom ñëpp. tu vois et daal ñoom it ñoo ñàkk ñoom Maam Ndiaye ñoom ñoo ñàkk c'est sûr. c'est sûr ñoo ñàkk waaw kon mu ngoog et puis ñu ngi jot suñu benn xarit nee na même générique habillage rajo Sénégal international Habib moo ko def RSI voilà donc loolu itam c'est bon à savoir habillé na ay rajo yu bëri à propos de rajo je rappelle que émission bi tey yéen a ngi ko doon am en direct ci télévision Futur Média et en simultané ci King FM première radio digitale du Sénégal ce qui veut dire que yéen a ngi ñu doon seetaan mais di ñu déglu en même temps ci 99.4 Habib la ñu doon rendre hommage pare gu ñoog moom ndax ëllëg itam daañu ñëwaat ci ay mbiram ci télévision Futur Média merci et bonne soirée.